l'honorable député Aïssatou Coulibaly, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame les maires, le maire de la ville ak Madame le maire de Pout, bi may ñëw léegi xamoon ni dinaa la fi fekk, Madame la directrice de l'équité sociale, Madame le chef de service du développement communautaire, soxna yu baax yi fi teew yëpp ku si nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di la sargal, mais aussi di remercier assistante bi yëpp si invitation bi ngeen ñu defal tey. Dëgg la ñëw nañu jëmmal bés bi, mais dafa ñëw rek mottali suñu yéene ñu tàmbali ko depuis préparation événement bi ñu si doon jokkoo de manière constante ak Madame Ndoye, Madame le chef de service du développement communautaire. Donc loolu laa doon ubbee rek, damay jox kàddu gi assez rapidement le maire de la ville mu jox son allocution de bienvenue dalal ay ganam ñu mën a wéyal waxtaan. ñëpp ki seen tur ak seen sant di nuyu initiatrice programme bi di Madame Ndoye mi nga xam ne moom mooy chef de service développement communautaire. di nuyu invité yi fi nekk yëpp ci turu préfet ñu ngi leen di dalal ci turu maire de la ville docteur Babacar Diop mi nga xam ne amoon na yéene fekke ci daje bi waaye emploi du temps moo xaw a chargé. mën nañu faw yéen en tant que jigéen di élu local da ngeen war a ñëw fekke bés bi looloo tax tey jii ñu ñëw fekke si ko taxawal fi maire de la ville taxawal ses adjointes taxawal si toutes les conseillères de la ville ñoom ñëpp a waroon a ñëw tey ci bés bi ndax c'est la journée de la femme. journée de la femme nag buñ koy wax Sénégal waru cee des ginnaaw ndax bien avant Nations Unies di ko décrété en 1977 il y avait les braves femmes de Nder yoolu c'était en 1820 kon donc wax dëgg yàlla ñun bu le 8 mars ñëwee daf ñu cee fekk te les braves dames fii lañ ko xamee ci Sénégal rawatina nag ñi nga xam ne ñoom les femmes leaders nag buñ koy wax il faut ñu mu am réarmement économique, il faut mu am ñu réarmer leen sur le plan social, il faut ñu réarmer leen sur le plan moral. loolu moo mën a tax ñu mën a nekk femme leader itamit lan moo ko mën a gën a suuxat mooy ñu fexe ba nekk miroir d'une société, nekk baromètre société bi. kon donc loolu li tubaab di wax la femme est le miroir d'une société. Son rôle ne consiste pas à exécuter des programmes mais à bâtir une société identique à sa culture. kon donc les braves femmes, les leaders yi fi toog, toute obédience confondue, le maire de la ville maître Babacar Diop mi ngi leen di tàllal loxo xam leen ne moom daf leen di jàppale de fond en comble sur tous les plans. lépp lu ngeen bëgg, lépp lu ngeen nisër, lépp lu ngeen bëgg a liggéeyee moom il est prêt à vous soutenir. xam naa ni nag guddi na wax dëgg yàlla te programme bi yaatu na waaye dañ leen di dalal rek ci turu maire de la ville docteur Babacar Diop. je vous remercie. merci. ngeen yëg suñu engagement à vos côtés ci liggéey bi nga xam ni yéen a ngi koy amal. c'est vrai c'est une date assez symbolique le 8 mars bien vrai que ñu ngi ci le lendemain mais ñu koy fêter reconnaître que partout dans le monde occasion la fii à Thiès pour saluer l'immense travail bi nga xam ni jigéen ñi ñu ngi koy abattre ci dëkk bi. soo jëlee ci aspect économique bi dañuy seetlu ni femmes yi ñu ngi bu baax ci maraîchage bi, ci agriculture bi, ci commerce bi ak yeneen secteur d'activité. loolu ñu koy yëg bu baax ci développement économique bu département de Thiès. mais ci question sociale yi aussi ñuy sentir seen loxo bu baax ci wàllu toppatoo xale yi. mën naa ci lim tamit activités yi nga xam ni bàjjenu gox yi ñi ngi koy def, fédération yi ak association de femmes yi nga xam ni ñi ngi koy def ci participer ci vraiment développer autonomisation famille. donc loolu rek
mënoon na tënk jataay bi mu nekk jataay boo xam ni jataayu félicitation la mais aussi di leen sargal mais aussi di leen encourager ngeen continuer ci effort yooyu ngeen di def depuis lors mais man damay wax rek ni datu 8 mars warul yam souvent ci niñ ko faral di defee ci Sénégal mooy dajale jigéen ñi mu nekk moment yoo xam ne dañuy des moments festifs ah mu am beaucoup de folklore et tout ça dama bëgg mu doon date yoo xam ne day marquer un départ vers des questions essentielles boo jëlee enjeu économique yi dafa laaj journée yu mel nii bu amee ñu taxaw waxtaan ci les vrais problèmes de l'heure problèmes yi nga xam ni ñooy tax jigéen ñi niveau bi ñu toll nii ñu mën ko dépasser parce que c'est vrai État du Sénégal mi ngi accompagné depuis lors def gént lay kàttanam d'ailleurs loolu wundu peut-être loi bu mel ni loi parité mais tey laaj na ñu toogaat waxtaan poser wu ay questions si même justification loi bu mel noonu ndax loi boobu ça a son sens jusqu'à présent parce que boo jàngatee ni société bi di doxee sur le plan numérique dañuy seetlu ni les femmes sont largement supérieures aux hommes yéen a ëpp góor ñi et cela constitue une vraie force te force boobu warul toog di nelaw warul leen nangu ñu leen di tënk ci ay loi parité parce que élus yi mën nañ ma seede loi parité mooy góor ak jigéen yam tolloowaay yam ay place ci institution yi ci instance de décision yi alors su fekkee yéen a ëpp góor ñi mais ñu leen di tënk ngeen war a tolloo ak góor ñi ci institution yi loolu handicap la pour yéen c'est un réel handicap pour yéen moo tax war nañu toog ñu repenser waat ñu xalaataat ci loolu déplacer enjeu bi mooy lan ñu gën a focaliser wu ci l'éducation des femmes ci la formation des femmes yaakaar naa ni bu fekkee insister nañ ci côté boobu te ñu teggi woon loi parité rek aujourd'hui institution yi ci Sénégal instance de décision yi jigéen ñi ñoo fay ëpp foofu góor ñi te actuellement statistiques yi wane nañ ko mais aussi concrètement pratiquement sur le terrain wane na ko foo dem tey jii ci secteur d'activité yi d'abord déjà ci écoles yi mais aussi ci secteur d'activité yi gis nañu des femmes braves engagées mais aussi mat vraiment ci place yi nga xam ni moom la ñu nekk entre autres questions donc dañ leen di sargal encore une fois di leen féliciter di wax rek ni journée bi doyul pour vraiment sargal leen mooy aussi ma génne xam naa ni doyul pour sargal leen ndax yaakaar naa du benn jour rek la ñu war a sargal jigéen yéenay joxe la vie mais aussi yéenay neexal dund bi loolu nañ ko waxtaanee amayora waaw donc dañ leen di féliciter encore une fois en tout cas le département le préfet mi ngi marqué engagement total et entier à vos côtés pour accompagner leen comme ni mu ko yàgg di defee mais aussi sur le terrain sur le plan opérationnel am na aussi ces services comme le développement communautaire ngeen xam ko bu baax comme l'appui au développement local mais aussi toutes les ONG qui interviennent à Thiès sur les questions du leadership féminin mais aussi de l'autonomisation des femmes encore une fois maa ngi leen di féliciter ci initiative bi organisation bi et aussi di leen souhaiter de passer une très belle fête merci beaucoup. gërëm ak di sant préfet mi fi ñëw léegi tey dem ñu koy ñaanal yàlla jàmm di nuyu tam ki nga xam ne moom mooy directrice équité et genre muy sama doom maa ngi lay nuyu bu baax Diagne di kontaan bu baax a baax waaye man sama wax du bari xanaa di gërëm rek ki nga xam ne moom mooy madame Ndoye defe naa madame Ndoye jar naa tàcc ba mu riir bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nag liggéey bi rafet na macha allah boole na jigéen ñi alhamdulilah kon kooku su ne bésu tey bi ñëwee danañu sargal suñu bopp waaye dinañ ko defal mention très bien
di nuyu ni nekk ci table bi yépp tey bésu tey bi comme ni ko madame la maire waxee léegi rek day bés boo xamante ni bés bu am solo la ci ñun muy le 8 mars 8 mars nag man léeg-léeg bu ma koy wax madame la maire dafa am fu mu jógee ndax ñun de ñi nga xamante ne yàgg nañu di xeex ci 8 mars waaye nag daawul nekkee nii dañu doon nëbbatu di ko def di laqatu di ko def kon tey bu ko ay nit porté di ko xeex ba ñu koy médiatiser ñëpp di tàccu di fecc kon nanu xam jaaraamay jigéen ñi ndax 8 mars nekk na loo xam ne ñun sax suñu xeex jiitu na 8 mars ndax suñu waxee ay jigéenu ndeer ay talaatay ndeer jigéen ñoo ñu daje woon ne kenn du leen jàpp njaam ba taal ab néegu ndax ci seen kaw ñu tàkk ba jeex xam nga ne yoo jigéen ay jàmbaar lañu 8 mars nag juddoo ca New York muy foofu it ay jàmbaar yi jigéen yoo xam ne dañoo nekkoon ci benn usine coton de ca liggéey taxaw ne ñoom de dañoo bëgg ay la yëwan ñu ngi liggéey sonn nañu seen doom yi amuñu fu ñu leen defal amuñu crèche amuñu amuñu nu ñu koy waxee ci maternelle dañoo bëgg léeg-léeg nu bàyyi leen ñu jël seeni doom di ko nappal patronat ba ka nekkoon seen patron ne yii jigéen bu nu fi yàggee dëkk bi lakk dana non seulement yeewu nañu waaye danañ yee yeneen ñeneen danoo taal usine dafa taal usine ba ci kaw seen kaw ñu tàkk ba jeex waaye yaakaaroon na ne nag yoolu noonu day fay waaye du fay looloo tax tey 8 mars jolli na leneen ak leneen dina jolli leneen ak leneen dina jolli ndax xam nga ne fii ay jigéen yi ndeer ñoo fi toog ndax ka taal loolu yaakaaroon ne fa lay yem kon tey li nu war te préfet wax ko mooy damay ñaan bu 8 mars ñëwatee nanu xayma 8 mars yi weesu xam fi ñu toll waaye xam fa ñuy dëgmal loolu rek moo am wax ndax Thiès nag kenn dootu leen wax ci waxu liggéey macha allah mën nañu liggéey mën nañ koo càmbar teg nañ ko ci yoon kon évaluer ko yomb na waaye nag Thiès yi yoon yu ñuy nësër yëpp da ciy daal di baax folklore bi mënu cee ñàkk ndax nag ñu nag jigéen ñooy ànd ak ñun noonu nu mel nag lu nu mer dañuy kaf dañuy ree dañuy woy ndax bu ñu yekkee añ bi dañuy bëgg sëriñ bi lekk ko du xam sax li ñu naqari kon loolu dafa ànd ak ñun kon madame la directrice dafa guddi te ngay ñibbi ma lay ñaanal yàlla yoonu jàmm ak salaam kon du ma guddal damay yem fii rek ndax ñi ci war a wax yëpp ay la yëwan macha allah kon maa ngi leen di gërëm jigéenu Thiès di leen sant jigéenu Thiès di kontaan bu baax ci ñeen yal na leen yàlla defal jàmm defal ñu ko defal ko mboolem jullit jërë ngeen jëf merci beaucoup. honorable maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu madame la maire Derviche maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu jigéen ñi toog fii ñëpp bàyyiwuma kenn di kontaan nag ci bés bi le 8 mars heure bu ñëwee rek bien nga xam nañ ne jour yëpp ñun lañ ko déjee bu le 8 mars ñëwee dañuy yëgaat suñu bopp gën a jàjjuwaat gën a continuer ci xeex bi ñuy xeex ak liggéey bi ñuy liggéey dama kontaan lool ci madame directrice genre et équité parce que suñu plaidoyer ci kii bi ci parrainage bi li ko doon bëgg a yàq moo doon ñu ko bëggul woon di ko xeexee égalité góor ak jigéen ñoo yem alors que ñun demandé wuñu woon à être égal à l'homme parce que jigéen boo ne ko dangaa niroo góor xam nga du ko neex góor boo ne ko dangaa niroo jigéen du ko neex mais dañu bëggoon rek ñu teg ñu suñuy droit à chance égale diplôme égal chance égale ñu bokk di liggéey mooy genre mooy équité bi nu wax donc loolu dama ci kontaan bu baax di wax li préfet wax rek dafay yoon parce que du ne chaque le 8 mars rek ñu dajewaat waxtaanaat daal di tegaat suñuy bagage forêt ba mu paas ñu demaat dañu war di xaw a gën a évoluer ci suñu liggéey madame Ndoye merci parce que li nga réussir ci Thiès actuellement xam naa sax tombé wala ay gaaf ndax WhatsApp bi def na fi lu bari waaye nii nga def ba jigéen ñi bu ñu xëyee mën a waxtaan mën a changer mën a yokkonte ku nekk sa pensée di ko wax sa morom lu ñu bëgg a jàng def ko ci biir loolu vraiment yaa ko fi def loolu moom vraiment kontaan nañ ci yow ci loolu bu baax a baax ndax bu ñu woon loolu am na ñu bari ñoo xam ne ñoo bokk dëkk bi ku nekk yaa ngi liggéey sa ruq mais ni ñu dajaloo bien que femme de développement yi moom ñu ngi daje di liggéey xam naa ko waaye nag yow li ñu ci boole vraiment moo yokk ci xar mi karo kon yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko ñëpp kontaan nañ ci sa liggéey ah léegi nag ñu yokkaat ci rek leneen nag parce que continuer di transformer céréales
di continuer di transformer ay kili daal xam naa ne léegi jigéen ñi ko mootul sax bareetul kon nañu évoluer nag jëm ci leneen nañu évoluer jëm ci leneen renforcement de capacité yi mi ngi fi yéen a ngi koy def xam nañ ko mais des na bu baax a baax a baax a baax a baax donc jot na jigéen ñi tàcc yeeg tàcc fecc yi moom mënuñ te ñàkk dafa bokk ci ñun waaye nag jigéen ñi wàññi nañ ko bu baax heure bu ñu koy def day fekk ñu def l'essentiel ba noppi soog ciy boole loolu xam naa ne li tax ma yaraax nii li ngeen xëyee liggéey bi ngeen xëyee ci suba yendu fa nekk ca ba 2 heures ngeen dem seen i kër di sanguwaat moo tax ne ci suuti rëcc dana fi am c'est sûr ndax jigéeni dëkk bi yépp ñu ngi sa plateforme bi madame Ndoye kon merci beaucoup kon maa ngi nuyu ñëpp bañ a guddal ndax suñu toppee wax ji day xaw a niroo kii la te guddi na fi mu nekk nii kon yàlla nañu ko teewee nëgën déwén ak jàmm te kenn bañ a madame la directrice ñu ngi lay nuyu di la tatagal di la jox sama cooy di la wax ne la ñëwati nga sa biir ay xarit ay am di jàmm ñi nga yàgg taxawu madame la vice-présidente conseil départemental honorable député jëluma ordre bi waaye kon damay bëgg a daaneel ci yow moo tax ma defee noonu maa ngi ci excusez vous pour le protocole waaye elle est une femme très brave nekk yaay man dama bokk ci ñi mu encadré je la regardais tout le temps damay nekk lycée Malick Sy ça je vais vous rencontrer ngeen may ma tuuti ma nettali leen ko damay dem di jàngee lycée Malick Sy ñoom ñu daan def réunion fii ci 10e këram su ma rombee dama koy yëndu ma ne man femme bi kii nu muy waxee nii naka la ko mënee comment elle peut s'exprimer comme ça léegi nag may fi may taxaw noonu di ko xool au lieu ma jàngi may essayer geste et tout et yàlla di dogal gis nga lu bon muy dogal di dogal ba ñu ñëwaat ci ay langam di dogal ba ndombal tànk fekk ñu ci gis nga sunu borom xale lu mu bëgg rek bu yàggee sunu borom fekk ko ci kon dama koy sant fu ma ko fekk dama koy sargal surtout ci bis bi ñuy sargal jigéen ñi man c'est à mon tour ma sargal jërëjëf elle fait partie de mon encadrement oui et Tata Mati on est ensemble au conseil départemental ñu nekk fa mu nekk mag saa yu bëggee yàqoo rek mu defar ko mais da ngeen may tuuti ma taxaw ci madame Ndoye en tant que coordonnatrice comité consultatif de la femme elle est venue à Thiès à des moments très difficiles à des moments où on devait redynamiser à des moments où on devait ñu war a defaraat lépp mu ñëw xam fi muy teg tànkam ndax bu nit di laajte doo réer soo laajtee ku am xel bu la tegee ci yooni doo réer boo laajtee seytaane nag yaa réeral sa bopp kon damay sant sunu borom bu wér parce que yàlla dafa dogal ma njëkk koo dalal bi mu egsee première rencontre am fii réseau yàlla dogal ñu toog mag moom nii maa ngi koy wutal place di ko kii parce que yàlla mu ne ma man maay chef de service bu bees bi man ko lu ma ci xam kon fii ngay toog force et ma jóg sama place jox ko c'est en ce moment qu'on s'est connu mu nekk nit ku baax nit ku mën a yaatal nit koo xam ni dafay joxe cër ba nga yaakaar ne du chef de service kon c'est l'occasion man itam ma wax leen ko nous aussi on a fêté journée internationale de la femme rurale biñ koy fêté on est allé voir une grande dame muy madame Diagne dañ koy sant di ko gërëm nous les femmes du département gis nga nit am na lu bëree bëri da lay xool benn yoon nga defal ko mu téye ko koor noonu lay def nous les femmes du département dañuy gorte bu ñu jàppee dootuñu bàyyi elle nous a accompagnés parce que c'était notre première fois ñu oser organiser lu mel noonu ñeme rek mais elle nous a accompagnés may ñu fit dépêché ministère bi yëpp moo ñëw accompagner ni kon madame dañ lay ñaan yàlla tey jii bis bi nga ñëw muy sargal jigéen dañ ci kii par ma voix toutes les femmes du département de Thiès ñu ngi lay sargal di la wax jaajëf. je ne vais pas revenir en arrière ci historique bi tata defar nañu ko ba pare waaye dinaa leen fàttali tuuti Thiès fêté 8 mars autrement cette fois-ci on l'a fêté aussi autrement parce que ce matin dañoo génne Thiès li ñu mën li jigéen ñi mën génne nañ ko madame Ndoye à travers CRETEF def na ko man waroon naa def prestation mais comme ni ngeen gisee rek yaram bi moo xaw a yëngatu moo tax defuma ci suba mais defe naa les autres femmes ñu ci bari wane nañu seen savoir-faire
Et c'est important, ça fait partie d'une évaluation. Ça, c'est une évaluation. Parce que dafay wone li nga xam ne jigéen ñi boobu ba tey ñi ngi koy def. Une autre chose, moo di lii évaluation la. Vous savez pourquoi? Elle a su boole ñaari entité yu dul woon laale. Politique et développement. Politique, les femmes politiques et les femmes développement daawuñu toog. Cette fois-ci, les femmes politiques et développement ñoo bokk benn ceeb. ñu nasandoo ñu benn fer. kon tey fer boobu ñu nas ba mu dëgër nañ ko takk ba mu dëgër téye ko. ndax benn fer du yëngu. mais fer boobu ñu defar nasa dafay yëngu suñ ko jëlee def ko à bonne échéance ñu koy utiliser ñu xam ne lii kat ñun ñoo ko moom. outil boo xam ne la c'est pas pour madame Ndoye. Encore une fois, c'est pour nous les femmes leaders. Et quand on parle de femmes leaders, kon dañuy wax jigéen ñëpp la ka ca tool ba ka ca wañ ba ka ca marché bay jaay ka ca bureau bay liggéey ñëpp ce sont des femmes leaders. ndax lu tax kenn ku ci nekk saa yoo xëyee njaboot a tax ngay jóg kenn ku ci teg saa yoo xëyee ku njaboot tax ngay jóg société la tax a jóg bu la société taxay jóg état ngay jàppale kon kenn ku ci nekk yaa ngi pousser ce pion boo xam ne yaa ngi koy teg pour le développement booster l'économie de ton pays kon femme yëpp jaajëf tey jii ñu daje fii Thiès ñun ñu jóge ci département bi ñëw fekk si leen mu nekk lu ñu neex nag ndax lu tax gis nga ñu dul ñi nga xam ne dañu war a ànd te ñuy ànd jigéen ñi fu mu toll nii dañu war a jàppalante comme tout à l'heure je l'ai dit on a l'habitude de fêter 8 mars autrement dañ daan génne ay thème bu tekk am ay groupe yu ko étudier ñu génne bu ñu paree génne plaidoyer suñu paree plaidoyer boobu ñu yónnee ko présidence loolu laay bëgg ñaan madame Ndoye loolu la ñu bëgg mu ñëwaat su dellu si waatee on nous prendra beaucoup trop sérieux te loolu dañ la koy ñaan di la ko dénk te xam ne bu ñu la ko dénkee dina ñëwaat parce que c'est ce qu'on veut parce que fêter ko nii pour fêter certes il y a de l'animation mais am na leneen loo xam ni ñun soxla nañ ko mooy sunuy xalaat parce que saa yu ne comme ni Tamati wax ñu nekkatuñu ci céréale bi noonu di defal rek dépassé nañu innovation la ñuy wax nous avons des produits innovants yoo xam ne jigéen ñi dañ koy génne loolu dañ ko war a jottali son excellence le président Macky Sall mu xam lan la jigéen ñi Thiès nekkee mu xam lan la ñuy gis moo tax lii ñu def tey damay ñaan madame Ndoye que mu sanctionné kooku rapport jox ko préfet joxoon na ko gouverneur mu egg ba son excellence le président Macky Sall je ne veux pas être longue bëgguma sori ndax madame la directrice am na lu ñu dencal te defe naa ne waxtaanam mooy gën a neex sama wax kon ma bàyyi kàddu bi jox ko kii di leen sant di leen gërëm merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Adja madame Ndoye di chef de service départemental du développement communautaire di sama rakk di sama xarit di koo xam ni ku gëm développement la loolu moo waral sama teewaay fii tey di nuyu ñëpp ñu toog ci présidium bi di ci jiital sama yaay Adja Aïssatou honorable député xamee ma ko woon bi may soog a ñëw waaye moom sama yaayu xol la moom xam na li may wax man xam naa di nuyu madame Darbiche parce que moom i tamit jot nañu jokkalante ma xam ni jigéen ju am engagement la jigéen ju am taxawaay la parce que jigéen bu dee amul complexe si yeneen moroomu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci communes yi ci villes yi di doxal li muy doxal te di ci am ay résultats kooku ku jara jàppale la ku jara taxawal di nuyu madame la présidente conseil départemental maa ngi lay nuyu bu baax di la sargal ak représentante du maire de ville de Thiès ñoo ngi lay nuyu bu baax di la sargal yow tamit Adja Salimata sama xarit moom i tamit ñu yàgg àndandoo ci développement wax na ko fii léegi maa ngi leen di nuyu monsieur de Enda moom tamit gis nañu seen taxawaay ci jàpp bi ngeen jàpp bis bi ndaxte bis bi tey thème bi bu ngeen ko gisee gis fourneau yi ngeen war a xam ni am na relation entre thème bi ñu wax parce que dañ ni égalité
pour un développement durable. Développement durable nag buñ ko waxee dafay fekk ñi dafa am lu commencé woon dafa am lu ñu commencé woon te eggagul wala mu nekk ci yoon di dem am yoo xam ne daf koy gàllankoor muy les changements climatiques yoo xam ni jigéen ñi dañ ci am taxawaay. balaa may continuer damaa fàtte présenté wu man maay directrice de l'équité sociale ku wax équité sociale wax inclusion sociale wax lutte contre les inégalités sociales ñu dénk ma ko may liggéey lu bare ak personnes handicapées. D'ailleurs am nañu benn programme bu mag a mag boo xam ne war nañ kaa démarrer incha allah buñ ko démarrer defe naa ni ñëpp ñoo xam ne ay personnes handicapées nañu rawatina jigéen ñi parce que man jigéen ñi laa faral daan ci gis seen bopp bu baax a baax. maa ngi leen di sargal bu baax ndaxte jigéen ñi dañoo jar a sargal am na ku ko fi wax rappelé na historique duma si dellu siwaat waaye ñuy wax ni ñuy féetee 8 mars dafa daan nekk avant première pour quinzaine de la femme pour ñi nga xam ni xam nañu bu baax lan mooy quinzaine de la femme ndaxte léegi ak changement institutionnel li moom moo tax mu changé parce que ku ñëw da ngay bëgg indi lu innovant ba nga xam ni des fois dana sax nësaxal li nga xam ni jigéen ñi dañ ko am war ko wane te duñ ko mënati 8 mars dafa daan nekk avant première ñu énoncé thème bi après réflexion comme ni mu ko waxee def ay commission taxaw ci wane seen man-man taxaw seetlu parce que 8 mars nag dafa nekk date boo xam ne dafa am maanaa si jigéen ñi ndaxte boobu lañ leen reconnaître seen ay droit lu ci mel na droit au vote lu ci mel ni beneen droit moo xam ni droit au travail parce que jigéen ñi dañ leen daan bàyyi rek ci kër yi ñu toog di garder xale yi ak di def les tâches ménagères donc loolu moom moo tax ñu xam ni benn fan bi du doy ñu commencé nag à partir de cette date là jëm 15 jours yoo xam ni jigéen ñi dañ ciy génne seen mbëbët en général quinzaine de la femme dafa daan permettre jigéen ñi ak seen ay organisation ak seen ay kuréel ñu wane def lu ñu doon wax mémorandum nag jigéen dañ ciy tënk li nga xam ni moom mooy seen ay mbëbët li nga xam ni moom mooy obstacle yi nga xam ni moom mooy tax ñu avancé wu ñu wala fi ñu bëgg yegguñu fa ndaxte bu ñu daan def mémorandum dañuy jël pàcc yépp yi nga xam ni concerné la famille ñu daal di ko ciy dugal dafa daan am santé am ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo daan saytu thème bi nga xam ne moom lañ joxe woon daaw indi résultat yi ñu partagé ko ba pare ñu soog a jàll ci li si des donc dafa daan am étape par étape loolu moom moo tax bi ñuy dox di dox ba àgg ci loi sur la parité mu ñu tuddee que la longue marche vers la parité parce que xëy ñu xëy rek daal ni parité dañ koy revendiquer ndax dañoo gisoon ni jigéen ñi ku fal ñoom ñoo la fal ba pare te ñoom duñu falu loolu moom moo tax ñu ni au moins bu ñu tegee benn jigéen nañu teg benn góor bu ko defee jigéen ñi mën a accéder ci instance de décision yi mën a fa am taxawaay mën a jooyanti seen yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel ci biir kër yi donc loolu moom moo indi tey ji ñuy fêter 8 mars ñu daal di ñu wax ni ci thème bii na ngeen ci waxtaan mais jox ñu ay sous-thème ndaxte autonomisation buñ ko waxee du tey rek la commencé autonomisation mooy nit ku autonome nit koo xam ni am na pouvoir d'achat am na pouvoir pour baatam ñi nga xam ne en tout cas ñoo ko dénk baatam ñu mën leen eggale fa nga xam ne ñoom mënuñu faa egg donc loolu moom mooy autonomisation économique autonomisation sociale autonomisation boo xam ni itamit dafay fexe ñi nga xam ni ñoom ngay àndal di liggéey ngeen mën a boole seen ay doole ndaxte lu kenn mën ñaar moom moo ko dàq foofu nag dañ fay pro loolu tuuti rek pour daal di féliciter madame Ndoye mi nga xam ne dafa teg plateforme bi parce que léegi nag li ma leen di wax mooy nous sommes à l'heure des grands
rencontre à l'heure de saisir les opportunités pour la mise en place des réseaux. nit ñi bu ñu amul ay réseau yoo xam ne dañ ciy liggéey di ci sottante ay xalaat dañuy nekk rek di topp. am na ku ko fi wax léegi nee nañ céréale locale nañu ba sonn céréale locale bi léegi di nga gis ay organisation de femmes yu koy defar sax weer ba du baax muy guus di indi ay problème donc yooyu yëpp dafa am ay renforcement de capacité yoo xam ni ndaxte nag la ñuy wax mooy jàng du wees am na ku ko fi wax léegi nii dañuy innover il faut que ñuy innover ndaxte léegi ci biir innovation boobu am na ay organisation yoo xam ne dañu commencé woon céréale locale léegi ñoo ngi defar kii bi ñu defaree laaxu caaxaan def ci sànqal def ci gerte gi ak yooyu ak yëpp ak gax ak ngurbaan yooyu yëpp ci innovation la parce que bu njëkk ba loolu amul woon bu njëkk nit dañ daan def rek araw def cere daal di yaakaar def sànqal ak mboq bi ñuy gar daal di yaakaar ne ñoom ñoo sa nekk donc yooyu yëpp ay innovation la mais innovation majeure bi nga xam ni moom la femme transformatrice yi war a def mooy ñu dem ba am seen label lu jóge Thiès ku ko gis xam ni lii Thiès la jóge te loolu li koy tax mu am moom mooy ñu exploiter normalement yi nga xam ni gàncax yi nga xam ni moom moo am fii ci biir Thiès du waa Dakar dañuy def transformation rek que waa Thiès xam nañu fii la légumes yi yëpp fii lay jóge bu ñu demee département de Mbour am nañu fa ay ñuy géej gi mi ngi fa produit halieutique transformation bi donc yooyu la waa Thiès war a bay seen waar comme ça buñ ko génnee ñu xam ne ku ko xool xam ne lii kat Thiès lañu parce que lii kat Thiès kese lañ koy bayee donc loolu moom mooy saisir opportunité boo xam ni dafay tax nga mën a exporter mais également nga mën a saisir marché yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen gox-goxaan yi ba nga xam ni yéen bu ngeen da ngeen nekk en réseau kii dina mën jaay boromam lii keneen ki mën a jënd ci moromam lële donc loolu lu am importance la loo xam ni bëggoon nañ ko partager ak yéen ci autonomisation mi ngi commencé guddi mais li ñu bëgg ngeen xam ko rek mooy foo toll da ngay dégg ñu naan femme leader nag du ko bëgg nekk femme leader rek nekk femme leader taxawaay la femme leader jàng la mais femme leader tolluwaay la ndaxte mënoo ñëw di jiite ay nit te mënoo reconnaître ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa biir kuréel ku ci nekk la mu man yàlla doomu aadama bu mu bind bu nekk rawatina jigéen am na potentiel boo xam ne mi ngi nelaw ci moom femme leader kese moom moo ko mën a yee ànd ak moom liggéey mais femme leader aussi dafay mën a xëcc ñi nga xam ne ñoom la bokkal kuréel ba nga xam ne dañuy ñëw tolloog moom ba moom bu fi nekkul ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo topp si moom mën a doxal li nga xam ne moom la daan doxal mais li ñuy wax rek ci àndu jigéen man d'accord ma ci parce que nit bu xamul du xam fan lay dem te nit ñi jigéen ñi ci seen bopp dañ leen war a xamal fan la ñu war a dem pour yokk seen koom-koom yokk seen xam-xam mais également yokk seen ay jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee nit ñi nag dafa am loo xam ne tout le temps dañ ciy nekk moom mooy par exemple su ma gisee tey jii madame Ndoye di jaay fourneau waa ENDA di ko jox muy jaay ñu gis madame Ndoye xëy suba jënd oto rek ñëpp ñu doon def transformation bàyyi ko ni fourneau yaa am xaalis donc ku ci nekk li nga nekk doonte jaay gerte la na nga fexe ba ku ñam sa gerte ñawaat ko loolu moom mooy leadership loolu moom mooy autonomisation ku nekk ci li nga nekk na nga fexe génn ci xarañ boo xam ni ku ñam sa yëf ni kii kat loxo diw la te loolu man ngeen ko parce que ni ngeen doore te booba dara dul dara ndaxte financement yi nag léegi la commencé bëri nii mais ñi nekkoon ci développement bi xam ni financement bala nga ko daan am dangay daw safa ak marwa soog kay am na ñoo xam ne sax dañ leen daan xëcc jëlee leen si développement yóbbu leen ci politique bi pour ñu mën a am financement. damay gërëm dama koy doore sama kilifa yii ma toogal fii ci taabal bi ma doore ko si sama ndeyjoor dend ak sama directrice équité sociale du ministère développement communautaire madame Fatou Diagne
def déplacement dérangement bàyyi département yëpp bàyyi région yëpp ni man Thiès laay ñëw célébrer sama journée de la femme loolu mu rëy lool ci man rëy loolu tamit ci yéen waa Thiès. Diallo aussi di nuyu di sargal madame la vice-présidente du conseil départemental de Thiès kontaan nañu sa teewaay rafet na madame Derviche madame le maire femme de développement teewal fi tey jii conseil teewal fi comité consultatif de la femme moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ci teewaay bi honorable député ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sa taxawaay rafet na lool yaa ngi ñuy tette dina gunge di la gërëm di la sant dellu aussi di gërëm di sant madame la maire représentante maire de la ville monsieur Babacar Diop ñoom it tamit dëgg yàlla gis nañu seen teewaay ci kër gi soxna Salimata ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sa liggéey rafet na tam ci employabilité bi nga nekk di mujjee tamit sama partenaires yi ENDA ECOPOP waaye du danoo tuuti wala danoo sorewul ci man moo tax ma mujjee leen toogaay bi rek la gis nañ seen taxawaay li ngeen fi indi tamit xeebuñu ko ñoo ngi leen koy gërëme di leen ko sant te di leen dalal seen xel ànd bi dina yàgg incha allah ndax jigéen ñi yéen la ñuy wër yéen jigéen ñi ngeen di wër yaakaar naa ne sot si ak def la yéen ñi fi teew sa suba ba léegi ndax am na ñu fi ñëw ca 9h ba léegi toog di xaar te ba tey mi ngi lëndëm mais gisaguma ko jóg dem awma seen fay ndaxte du man ngeen wii si sax jigéen ñi ñoo woote ñun ñoo woote suñu biir directrice ma lay xamal ni benn particularité bu am tey jii fii particularité bi mooy du 1 franc bu ñu yëkkati kenn cotisé wul ñun suñu biir ñoo toog waxtaan déggoo muy plateforme régionale des femmes leaders ndax xar day weesu mbote ci département bi rek lañ ko doore woon waaye waxtaan bi rafet liggéey bi rafet ci biir femmes yi wane seen bopp saa su ne ba ñeneen département yi ni ñu ñëw bokk par force sax lañ duggee ndax danoo nëbb sax seen département ba ni sarax ci biir mujj gi ñu yaatal ñun ñëpp ñu àndandoo ni élus yi ci boppam ñoo àndandoo yàggul vague bu mujj bi 50 élus des 3 départements ñoo duggandoo ñu daal di ni kon nañu dindi plateforme départementale mais léegi nañu wax plateforme régionale des femmes leaders loolu yaakaar naa taxawaayu jigéen ñi Thiès moo ko waral kon tey suñu plateforme boobu dañ ni képp ku ne ci domaine bi ngay yëngatu ci secteur bi nga ne foofu ngay wane sa bopp femme transformatrice njëkk taxaw ni danañ ñëw def démonstration culinaire ci li ñuy jaay ci li ñuy liggéey danañ ñëw soit ñu ñëw toog wane suñu restauration wane suñu mëneen foofu ou bien danañ ñëw sax def exposition temps bee ko matawul ngoon si xat lool ñu jógee fanaan ni Dakar ñëw forcé ko sama baat bi ku ko dégg sax xam ne mel lu wër nii de waaye su ma toogoon dinañ ni kii wérul ndaxte yaakaar naa ni bés bii rek lañu am ñu waaj ko ci juróomi fan rek kon luñ ci am dañ koy sant yàlla te nag c'est une réussite totale ñu ngi neen la ñu ngi neen kii di nekk ba ma jox la exemple événementiel di ci liggéey ni may indi bâche indi chaise tàccu leen ko waay madame si ni may indi bâche may indi chaise kenn ki nga xamante ni mi ngi nekk ci média bi dama koy joxe exemple mi maam set mu def liggéey bi set ni communication bi duma ko bàyyi ñëw leen ngeen def seen page publicitaire autant de personnes que vous voulez ma jàllale leen sama rajo defal leen jàllale leen ci émission yi defal leen lépp su ma fi doon lim duma arrêté jigéen ñi Bambey ni duñ ko bàyyi dañoo dugg seen groupe yi dugg ci département dugg ci commune damay lim su ma limee duma arrêté gis nañ fi waa Goudiaby yëpp ñu ne ñu ngi ni dañuy ñëw wane sunu culture gis nañ fi duma taxaw sama yaay Fatou Diarra semaine yàlla newuñu Derviche newul na moom xam na ni sax sañul bañ a ñëw kon su ma leen di lim par benn du ma arrêté kenn ku si nekk mën naa taxaw kenn ku si nekk dama sama sa taxawee rek maa ngi gis mère Awa Ndiaye Yacine 1 mois ngi nii nelawuñu moom Yacine Ba donc kenn ku si sama bëggee lim 2 change 16 lañ fi teg macha allah yëpp fees su kon du la jay di ngeen ma koy jéggal di wax dëgg yàlla rek émotion sax daf maa jàpp mënatuma sore ndax juróomi fan rek lañu waxtaan nan leen taxaw ñu ñëpp ñu àndandoo am ci lii directrice ñi mënuma leen a fay ñoo ma bëggal seen bopp ndax man xaw ma fi dara dëkkuma Thiès affectation laa fi ñëw mais ñu boot ma rogganti ma man su ma waxee dañ koy def duñ comme parole presse dañ ciy ànd ñoom ñëpp
te li ma ci gunge sax nag ci sama bëgg-bëgg kon man loolu man mënuma leen a fay man defaluñ ma ko tamit ndax plateforme bi rek lañ laa ñëwit ñun ma yaa yor coordination mënoon naa yow sama service ñu am seen plateforme daat ni nañ ko jox jëmb caam mu yor ko nan ko jox soxna Ramatulaay mais dañ ni yow lan koy bàyyeel nga yor ko kon ba léegi rek su ma doon wax du ma jeexal comme ni ma ko wax di leen gërëm encore une fois di leen sant di leen sargal ci bés bi sore ngeen trop ci man liggéey naa département yu bëri jaar naa région de Thiès nekk naa départemental Dagana woote fa ñu wuy si ma nekk Kébémer woote fa ñu wuy si ma ñëw fii mais li ma am mbégte bi ma yëg fii ñenn ñi danañ ma mere de waaye yàlla tax may wax aw ma ko feneen ndax bu bési tey bi rek moo ko firnde kon plateforme baa ngi noonu jigéen ñu am jom ñu am Pastef bëgg li ñuy def xam développement ñëpp femme de valeur kon tey ban ne dañuy sargal xamatuñu choix bu ñu war a def dañ ni non nanu bàyyi dañuy bàyyi ba beneen man sama bopp ak ñeneen ñi nekkoon ci comité technique restaurant bi ñu waxoon saa yi ñu yëkkatee kenn ñu ne waa diw nag ñu ne nanu bàyyi waaye ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak ñun nekk ci waañ wi nekk ci organisation bi noonu nañ leen defal attestation de reconnaissance ñi nga xamante ne jigéen ñu jàmbaar la gis nañ leen ñu fes si njaayum fur na jàmbaar ci animation bi nan leen sargal kon tey jigéen ñi fi toog ñëpp lañu sargal di gërëm di sant sama xale yi man du ma sax toog service ba ñu bëri man xam madame Ndoye li ñu yoon ana madame Ndoye madame Ndoye yi ngi nii woo soxna mu génn sama ñaari xale yi ñoo yor service bi muy soxna Ndoye di fàtt den Fall ñu fi toog xam na li may wax ay xale yu jàmbaare ma bëgg nag la ko wax si ñoom may jox yóbbante di def seen plaidoyer li la ko dafa war a wax si ñoom jaamante nañ ba sonn ñoom ñooy dem ñooy dikk ah ma directrice defaat naa plaidoyer boobu de nañu wax si ñoom mu leer bu leen yóbbu fenn nag dañ leen di bàyyiwaat fii si ñun waa Thiès sax la nañ leen miin nañu secteur bi xam nañu jigéen ñi kàddu yaa ngi noonu dinaa ko gën a baral di gërëm di sant ñëpp waaye di dooree décernement yi ak ENDA ñu xool sa kii yi d'abord sa femme yi ñuy décerner seen attestation de reconnaissance